asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk ci àddina bi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara di leen baalu àq te di ko sàkku ci yéen tey la altine 21 mars ci année 2022 comme ni ko àdduna wërngal këpp di gisee di ko seetaan bés bu ne depuis 3 semaines ci tey dëkk bi nga xam ne moo tudd Ukraine mu ngi ñi di leen bombardé guddi ak bëccëg te kenn defu ko kuddul Russie bu Vladimir Poutine tax na nit ñu bari newoon nañu kéwloo ñu ngi doon xaar ngeen def taxawu seetlu li taxoon defuñu ko moo di xalaat nañu ni amul impact direct sur la vie des Sénégalais loolu taxoon boobu ak léegi waxuñu ci waaye gannaaw gis ngeen ñaari semaine ci gannaaw amoon na fanweeri doomi Sénégal ak juróom-benn muy 36 personnes ñu ne volontaire woon nañu contacter li nga xam ne mooy ambassade ba gannaaw bu ambassade Ukraine wala boog représentation diplomatique Ukraine yi fépp ci àddina bi woote organisation de bataillon yoo xam ne ay étranger lañu pour ñoo jàppale leen ci seen xeex bi fanweer ak juróom-benn doomi Sénégal volontaire woon nañu ne dañuy bëgg a dem ba tax na kii di ministre des affaires étrangères di Aïssata Tall convoqué woon kii di ambassadeur bi pour ñu daal di dàqal loolu ci sunu réew boobu ak léegi nag coow laa ngi continuer xeex baa ngi continuer ay junni nit génn nañu réew ma ñu ci bare faatu nañu ñii loru nañu am na dëkk yu bari yoo xam ne pratiquement rasé nañ leen tax na bu intéressé tey Sénégal dañu bëgg a def benn taxaw seetlu bu ndaw wax leen ñan ñooy xeex comme ni nga xam ne Ukraine woowoon na ko ba doomu Sénégal yi nar ko wuyu am na ay nit yu jógee fépp ci àddina bi ñu ci bari ñoo xam ne am nañu expérience militaire ñoo xam ne dem nañu pour jàppale leen naam fanweer ak juróom-benn doomi Sénégal yooyu mën nañu ne bu fekkee ne am na ñaar ak ñett ñoo xam ne conviction la ñu ci bëri yoonu Europe yaakaar tukki bu yomb loolu lañ ci doon séenu ba tax bëggoon nañu volontaire ci lu mel noonu mais parenthèse la sant yàlla ba bi nga xam ne autorité sénégalaise yi teel nañ ci jóg tey jii xeex bu metti bi reye yu metti yi lan ak ñan ñoo nekk les instigateurs kan ak kan ñoo nekk ñi nga xam ne ñoo jàmbaarloo di reyante gannaaw soldats yi nga xam ne mooy soldats réguliers yu Russie ñu ngi jàkkaarloo ak ay forces régulières yoo xam ne mooy Ukraine mais comme ni ngeen koo xamee Ukraine depuis plusieurs années dafay subir li nga xam ne mooy agression Russie parce que Ukraine dafa bëgg a jege li nga xam ne mooy OTAN mooy organisation bi nga xam ne Amérique ak ay pays de l'Ouest moom la ñu ne dañ koy taxawal kenn kun ci agressé dafa mel ni agressé nga ñëpp léegi Russie ak ay Ukraine ak quelques pays yi nekk foofu ay Pologne et consorts dañu nekkoon genre tampon bi dox diggante Russie ak monde occidental boobu nag moo dem de plus en plus muy jëm a mel ni dafay feelu ñi nga xam ne mooy pays tampon yi pour ñu dugg Russie ne loolu dafay menacer li nga xam ne mooy sécurité am tax na dina xeex mu noot leen jëli président yi nga xam ne ñoo fa nekk te jege Occident ba tax ñu mën a ànd ak moom moo taxoon mu déclenché ci mois de février bi li nga xam ne mooy opération bu metti bi nga xam ne mooy continuer ba tey ñii nag nekk waa Ukraine am na si ñoo xam ne ñoo leen di jàppale mais surtout kenn ki nga xam ne moom la ñuy wax la division d'Azov 2014 lañ ko créé ki ko créé nekkoon le ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo di ministre de l'intérieur bu Ukraine tuddoon Arsène Azafov moo créé benn milice privée boo xam ne dafay ñëw féelu jàppale li nga xam ne mooy la garde nationale d'Ukraine la garde nationale Ukraine boo koy xool dafay mel ni tey Sénégal bu ñu nee gendarmerie nationale jël ay milices yooyu duggal leen ci gendarmerie bi te milices yooyu moo tax tey bu ki di Vladimir Poutine buy wax da leen naan dafay dénazifier dafa mel ni milice boobu nee na ay nazi lañu ñu mel ni bu ñuy wax nazi mooy lu ñuy méngale ak ñi nga xam ne ñoo xewoon ca ay année 1939 45 fële ca Allemagne mu ne ñooñu lay xeex parce que ñooñu ay nazi lañu dëgg la bu fekkee ne amuñu benn firnde bu wone ni la division d'Azov ay nazi lañu te dañuy woote li nga xam ne mooy la suprématie blanche comme ni ko Hitler ak mbokkam yi doon def ñu ci bëri si ñoom
bokk nañ ci ñoo xam ne dañuy seeni comportement seeni pratique sur le terrain dafa niroo ak ay pratique nazi muy seen signes yi mais boole ci li nga xam ne mooy Amnesty International ak organisation de droits de l'homme yu bari wax nañu ci ay rapports yu bari ni ki ñoom dañuy dem enlever ay nit dañuy interpeller ay nit dañuy dóor ay nit dañ leen di toroxal ba am na sax ñoo xam ne ay exécution tuumaal nañ leen loolu moo di milice yi nga xam ne ñoo nekk côté Ukraine muy bataillon d'Azov boobu mais deuxième chose gis nañu de plus en plus ñëpp ñoo xam ne def nañu am nañu expérience militaire moo xam ne ay anglais lañu moo xam ay français lañu moo xam beneen pays lañu jógee dañuy dem jàppale Ukraine mu mel ni monde occidental bi ubbi leen ay buntu pour dem jàppale réew mii nga xam ne moo di Ukraine li nga xam ne Ukraine def ko faire appel woote ñi nga xam ne ay soldats lañu ay reykat nit lañu ñu jóge fépp ci àdduna bi ñoo jàppale ko noonu la Russie yi tamit def Russie de son côté en dehors de li ñuy wax Wagner mooy milice privée bi nga xam ne néewul nañ leen moo nekkoon fële ca Centrafrique ca gannaaw si loolu taxoon sax français yeeg américains yi ñoo xaw a indi ay lënc seen diggante ak Mali parce que nee nañ leen ñi nga xam ne mooy les bataillons de Wagner mooy milice Wagner les forces spéciales Wagner nee nañ leen ñu ngi Mali tey nag force spéciale Wagner yooyu moom la Russie utiliser encore pour jàppale ñi nga xam ne mooy ay force am ay militaire am pour ñu jàppale ko fële ca Ukraine bu fekkee ne ñii nga xam ne ay forces régulières lañu muy ay militaires de profession xalaat nañ ni am na loo xam ne waruñu ko def mooy les exécutions extrajudiciaires mooy torturer ay nit mooy bombarder ay kër mooy fekk fi ay xale nekk ak ay civil di leen rey ñi nga xam ne ay forces Wagner lañu ñoom problème boobu amuñu ko problème conscience boobu amuñu ko donc tey gis nañ leen ni fële ca Russie ñoom la ñuy utiliser sur le premier front ñoom ñooy gën a exécuter ordre yi ñeneen ñi leen féelu ñeneen ñi leen jàppale ñoo di li ñuy wax les bataillons de Kadyrov Ramzan Kadyrov ku ko dégg xel yëpp dellu ci li nga xam ne moo doon xeex yi amoon ca Tchétchénie dans les années 90 Tchétchénie bu ngeen koy fàttali dëkk la boo xam ne dafa bokkoon ci fédération URSS xeex ba jël indépendance am ñoom ay jullit lañu ki nga xam ne tey moom mooy seen président mooy Ramzan Kadyrov dafa di xaritu ki nga xam ne mooy président Poutine pratiquement pantangam la tax na kooku ay milices am ay soldats am ay gardes rapprochés am ay nit lañu ay jullit lañu mais ay nit lañu dans l'exécution de leur mission amuñu ci xaar ma yàlla dañuy reyee ci reyee yu metti tey ñooñu ñoo ànd ak li ñuy wax waa Wagner ak ñi nga xam ne mooy soldats yu force régulière yu Russie tey ñoom la Russie envoyé fële ca Ukraine ñoom ñooy def ñaawteef yi ñuy gis dëgg la Ukraine amul impact direct ci Sénégal même bu fekkee ne am na ay quelques doomi Sénégal ya fa nekkoon fan yi ñu génn dégg nañu ki nga xam ne mooy consul bu Sénégal bu Paris muy Amadou Diallo woote na benn dîner boo xam ne nee nañu sénégalais ya fa nekkoon récupéré nañ leen ñu nekkoon fële ca Ukraine ñu ci bëri daw nañu bu ñu nekkulee Pologne demuñu Allemagne tey ñu ngi France ñooñu mën nañu ne ñooñu sauvé wu nañu mais bu fekkee ni sénégalais yu bari nekkuñu Ukraine sénégalais yu bari ñu ngi fële ca Russie te xeex bi ñuy xeex tey te sanction internationale yi nga xam ne àdduna wërngal këpp jël na ko contre Russie dafa am impact ci kaw ñooñu sénégalais mu gën a tax may def vidéo bii tey parce que depuis quelques jours Russie amul pratiquement benn contact ak fenn ci àddina bi gannaaw Chine ak i Turquie ak yenn pays yoo xam ne ñoom aligné wuñu mais ndëgëm ñun Sénégal dañu bokk ci li nga xam ne mooy communauté internationale gën a xalaat ni sax dañu gën a jege ouest même bu fekkee ne kii di président Macky Sall maandu na maandu te bu rafet ci yëf yi nangu cee wax pour mu bañ am conséquence ci doomi Sénégal yi yi nga xam ne ñu ngi Russie ñu ngi ci ay problèmes yu doy waar parce que depuis xeex bi commencé mais même bien avant xeex bi commencé pour ñu am liggéey lu jafe la plupart ña fa nekk te ñu ay étudiants dañ doon compter ci lu bari xaalis boo xam ne seeni mbokk dañ leen koy yónni muy parce que am na ay étudiants yu bari yu Sénégal yu nekk foofu Western Union moo di le meilleur moyen pour ñu yónnee leen xaalis fii ak ñaari fan le 23 exactement Western Union xamale na ni dafay bloquer li nga xam ne mooy système de transfert monétaire international te sénégalais yooyu liggéey ñu sénégalais yooyu amuñu benn ambassade bu taxaw boo xam ne féelu na leen
sénégalais yooyu amuñu benn aide internationale boo xam ne daf leen fay fekk parce que ñu ngi ci dans un état boo xam ne dañ ko bunkériser en quelque sorte te képp ko xam pays de l'Est yi xam ne racisme bi bu fa am doole la parce que du bu ñuy waxu racisme France ak Italie la nit ñi di wax la plupart mais c'est pire dans ces pays de l'Est te tey foofu la ay doomu Sénégal nekk en quelque sorte bloqué te amul benn aide amul benn assistance boo xam ne daf leen fay fekk su ma waxee loolu parce que gisuñu kenn doomi aadama foo mënti nekk boo jaaxlee war a xalaat sa réew bu fekkee ne réew moomu mënut a bouger te yéen ngeen nekk foo xam ne lu mel ni kaso dafay metti bu fekkee ni am na ay sénégalais yu bëri ñoo xam ne ñi ay ouvrier lañu ñi ay maçon mais surtout sama xel dafay dem ci sénégalais yu bëri yi nga xam ne dañu fi génnoon ñu gëmloo leen dañ leen di yóbbu Europe far trafiquant de migrants yi jël leen yóbbu leen Russie ñu bloqué foofu sama xel dafay dem ci ñooñu ñëpp ñii ñu ngi Moscou ñii ñu ngi Saint-Pétersbourg ñu bëri tey xamuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñu tourné magasin yi de plus en plus produits yi cher na xaalis bi amatul seen mbokk yi nga xam ne ñoo leen doon féelu di France États-Unis wala Sénégal dañu leen yónnee xaalis boobu mënatul dugg tey ci Russie boole ci ñu xool dëkk bi ñu naan Kaliningrad bu ñu koy fàttali am nañu 7 ba 8 sénégalais ña fa nekk xamal nañ ma ni aux dernières informations am na kenn koo xam ne génn na parce que dafa demoon defari passeport far bi coow li amee bi xeex bi amee fekk na moom dellu si wut donc ña fa des ñëpp tey jii yàlla rek a xam nu ñu mën a organiser wu. moo tax nag ñuy interpeller gouvernement Sénégal pour mu xool naka la mën a rassembler sénégalais yooyu nga xam ne tey ils sont pris au piège waxuma Ukraine parce que Ukraine foofa ña fa nekk bu ñu mënulee génn tey mën nañ ne buntu tëju na seen kaw mais ñi nga xam ne tey ñu ngi Russie compté woon ci loo xam ne seen mbokk yi ñoo leen doon aider à l'international tey mëntuñu am fu ñu dem non seulement racisme bi mais liggéey ci boppam la ñu amatul boole ci ña yaakaaroon seen mbokk yi di leen yónni xaalis ci bitim réew xaalis boobu mënatul dugg li mooy alerte bi ñu bëgg a def ci sénégalais yooyu nekk ci situation boobu lii mooy point bi ñu bëgg a def ci li nga xam ne moo di conflit Ukraine ak Russie parce que de plus en plus xeex baa ngi gën a jolli xeex baa ngi gën a metti ñu bëri nag jël nañu féete cause ci li nga xam ne ndax bañ bu ñu bañ tubaab yi ak Occident jël nañu féete cause ci li nga xam ne mooy Russie ma xamal leen ni ki nga xam ne mooy Poutine ci ñi nga xam ne ñooy les exécutants mooy soldats yi mu bàyyi au front en première ligne il y a mooy ñi nga xam ne mooy la garde rapprochée de Ramzan Kadyrov muy jullit mais nit ñoo xam ne bu fekkee dañuy def taxaw seetloo ci ginnaaw ñu bëri ñu bokkoon ci force tchétchène yooyu defoon xeex yooyu ñu bëri dañu mujjee bokk ci li ñuy wax état islamique te bu fekkee ni tudd naa tur boobu mu mun leen jox xalaat ci nit ñooñu doomi aadama yooyu nga xam ne muy ukrainien yi surtout mais ak ku mu mënti doon parce que ku rey benn doomi aadama dafa mel ni tukkal nga àdduna doomi aadama yooyu tey dañu nekk ci fitna boo xam ne yàlla rek a xam mbokk yi lii mooy point bi nga xam ne bëggoon naa leen ko defal di leen ñaanal jàmm di ñaanal Sénégal jàmm ñaan jàmm dellu si fële ca Ukraine jërëjëf.